ñi ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne ni yéenay suivre chaîne bii di Xalaat TV tey nag ñuy waxtaanee kii di Cheikh Anta Diop bi nga xamante ne nii génn àddunaam ñi ngi koy célébrer chaque 7 février maanaam Cheikh Anta Diop mi ngi génn àdduna juróom-ñaari fan ci weeru février 1986 ci région bu Dakar mu nekkoon nag ab historien doon itam anthropologue nekkoon tamit homme politique sénégalais bi nga xamante nii ndongo yi maanaam étudiants yi nekk sax université Cheikh Anta Diop bu Dakar yu ci bëri xamuñu mooy kan rawatina nag ndaw ñi nga xamante nii dégg rek la ñu am ci moom Cheikh Anta Diop nag ci dundam yëpp mu wane Afrique rawatina Afrique noire ñi nga xamante ni der bu ñuul la ñu am mu fësal seen aada fësal seen civilisation yëkkati der bu ñuul ca kaw àdduna gépp teg ci seen bët parce que tubaab yi dañu mës a naxee que ni ñun Afrique rawatina nit ñu ñuul ñi amuñu histoire maanaam amuñu taarix maanaam ñoom ay mala la ñu jàppee ndeysaan Cheikh Anta Diop ci xam-xamam bu sell bi def ay gëstu bind def travail scientifique wane ni Afrique dafa am histoire avant même colonisation Afrique dafa am histoire ay junni at ca gannaaw dem sax ba ne Afrique ci boppam moo influencé li nga xamante ni nii mooy àdduna donc bu du woon Cheikh Anta Diop mën nañ ni làmbaay dina ñaaw parce que dafa siggil nit ku ñuul jox ko gëddëm yëkkati ko nag ci àdduna wërngal këpp ñëpp xam ne Afrique rawatina nit ku ñuul du doomu aadama bu ñu war a tuutal ci vidéo bi nag di ngeen xam di ngeen découvrir parcours nit ki mooy kan yan liggéey la def pour wane ni Afrique acteur la principal ci li nga xamante ni mooy histoire àdduna di ngeen xam tamit yéene yi Cheikh Anta Diop amoon ci Sénégal rawatina Afrique dinañ wax itam ci carrière politique am moom ak Senghor naka la ko Senghor xeexee fii Sénégal pour néewal ko doole ba yéene gi nga xamante ni amoon na ko mu jëmmal ko fii ci Sénégal lépp dina leer dina leen ko expliquer ci vidéo bi ngeen xam Cheikh Anta Diop nit ku màgg kooku nit ku tedd kooku noonu mooy kan. Cheikh Anta Diop nag mi ngi juddu le 29 décembre 1923 fële nga xam ne nii mooy Ceytu mi ngi nekk ci département bu Bambey ci région bu Diourbel fii ci Sénégal Cheikh Anta Diop bàyyi ko ci famille wolof bi mu amee nag ñaar fukki at ak ñett ci la dem Paris maanaam France jàng fa li nga xamante ni mooy physique chimie mais yemu ci daf ci dolli jàng li nga xamante ni mooy histoire ak li di science sociale mais ci jàngam Cheikh Anta Diop dafa adopté benn point de vue boo xamante ni dafay méngoog li nga xamante ni mooy Afrique fexe ba yëkkati jër bu ñuul weddi tuuma ñi teg ci kaw africains yi comme quoi que ni ay askan lañ yoo xamante ni amuñu démb. En 1951 Cheikh Anta Diop ci direction Marcel Griol bind benn thèse doctorat ci université bu Paris ci thèse doctorat boobu noonu muy expliqué ni Égypte ab dëkk la boo xamante ni ay africains noirs ñoo ko sanc ñoo ko sos làkk yi nga xamante ni moom la égyptiens yi di làkk ak culture égyptienne ci boppam bi nga xamante ni occident yi dañ ci inspiré wu Afrique noire la sokkee ko balaa dara di am mais thèse doctorat boobu noonu li ci garaaw mooy français yi ci boppam dañu bañ ni Cheikh Anta Diop du ko présenté maanaam présenté wul thèse boobu noonu bi mu ko bindee ba pare thèse bi livre lañ ko mujj def tuddee ko nation nègre et culture bi nga xamante ni ñu ngi ko publié en 1954 1960 la ñu xaar pour jox ko li nga xamante ni mooy doctorat maanaam Cheikh Anta Diop teewul Cheikh Anta Diop mi ngi woy di amal spécialisation ci li nga xamante ni muy physique nucléaire ci laboratoire chimie nucléaire bu nekk Collège de France li mu ci jublu woon mooy créer ay méthodes ay approches yoo xamante ni dina ko mën a may mu gën a yaatal xam-xamam jëm ci wane ni Afrique dafa am histoire bu am solo ci liggéeyam bi tamit mu sukkandiku ci ay citation yoo xamante ni ay nit yu ci mel ni Hérodote ak Strabon ñoo ko def ay citation yuy firndeel que ni Égypte ancien Égypte bu yàgg ba seen xarkanam yi sax dafa nduroog africain noir yi moo xam ci seen wàllu couleur maanaam ay nit yu ñuul lañu woon laataa ñuy doon ay nit yu xees boo xoolee seen wàllu karaw ni mu mel seen wàllu bakkan yi ak seen tuñ yi ay ressemblance la yoo xamante ni ay africain noir lañ yoo xamante ni au fil des années au fil des millénaires ñoo transformé wu doon ay nit yu weex mais bu ñu remonté dans l'histoire ay nit yu ñuul lañu woon comme ñun Cheikh Anta Diop dem ba wane ni ci lu leer nañ que culture égyptienne ci boppam culture nègre la maanaam ay nit yu ñuul lañu woon mais yamu ci rek ci wàllu aspect physique bi maanaam ci wàllu melokaan kanam bakkan ak aspect physique yi ma leen limal mais même ci côté langue boo xoolee Égypte dañu am ay langues yoo xamante ni dafa inspiré wu ci li nga xamante ni mooy ñun suñu làkk yi moo xam muy séeréer moo xam muy wolof boo ko jëlee wolof tey dañ koy fekk ci langue égyptienne bu antique bi
en 1960 bi mu amee li nga xamante ni mooy doctorat bi nga xamante ni français yi mujjanteel bi nangul nañ ko mu ñibbi si Sénégal jàngale en tant que maître de conférence ci université bu Dakar bi nga xam ne nii tey moom lañ ko dippee mais teewul en 1981 la am titre professeur loolu lépp dina ci ñëw après parce que ay problème la yoo xamante ni nii moo waral lu ñu mel ñu bàyyi ba 1981 jox ko titre professeur ak maqaama bi mu am dinañ ci ñëw léegi. en 1966 la créé li nga xamante nii ci biir université bu Dakar premier laboratoire africain boo xamante nii day spécialisé ci wàllu datation des fossiles archéologiques mu ànd ceeg commissariat français bu énergie atomique muy CEA ci biir laboratoire boobu noonu Cheikh Anta Diop def ay test mélanine utiliser maanaam ay échantillon wu deru doomu aadama yi nga xamante ni nekk nañ Égypte mu méngale kooku ñun suñu yos yi maanaam africain noir yi te bi mu ko defee résultat yi daf ko jox que ni effectivement ñoom égyptiens yi seeni origine mooy Afrique noire. nga dem dans les années 70 Cheikh Anta Diop dafa participer ci comité scientifique international bi nga xamante ni nii dañ ci lëkkaloo nag ki nga xam ne nii mooy UNESCO pour élaborer histoire générale bu Afrique mu nekk benn projet éditorial boo xamante ne nii mi ngi toll ci 8 volumes ngir bind ouvrage boobu noonu Cheikh Anta Diop participer ci colloque international bu Caire en 1974 mu nekk moment boo xamante ni moo ko may mu confronter maanaam méngale méthode yi nga xamante ni doon na ko def ay recherche France yëgalee ko fii ci Sénégal wane ay résultats de recherche yoo xamante ne nii àdduna wërgal këpp teg ci seen bët ci colloque international boobu noonu Cheikh Anta Diop bind benn chapitre tuddee ko l'origine des anciens égyptiens ci colloque boobu noonu spécialistes yi fa teewoon yu ci ëpp dañu approuvé résultats yi nga xamante ni Cheikh Anta Diop présenté woon na ko fa moom ak Théophile Obenga di firndeel que ni comme li may wax sànq Égypte ancienne Afrique noire la ñu sokke ko fa lañ inspiré wu jamono moo dox ba soppe ko am. donc ci tënk rek Cheikh Anta Diop moo nekk noonu pour wan leen liggéey bi nga xamante ni def na ko pour siggil der wu ñuul ci àdduna wërngal këpp. d'ailleurs en 1966 bi ñu organisé festival mondial des arts nègres fii ci Dakar Cheikh Anta Diop dañ ko def auteur africain bi nga xamante ni moo ëpp maqaama maanaam moo ëpp dayoo gi nga xamante ni def na ko ci li nga xamante ni nii mooy 20e siècle bi. mu nekk lu am solo le 8 février 2008 ministre de la culture bu Sénégal muy Mame Birame Diouf dafa inauguré benn mausolée ngir delloo njukkal ki nga xamante ni nii mooy Cheikh Anta Diop ci village natalam muy Ceytu mausolée boobu noonu bokk na ci site yi nga xamante ni nii yu gën a màgg la fi nga xamante ni nii mooy Sénégal boo jëlee tamit université bu Dakar université Cheikh Anta Diop muy UCAD depuis mars 1987 Cheikh Anta Diop lañ ko tuddee. Cheikh Anta Diop aussi ci liggéey bu am solo bi mu def pour sigil der bu ñuul def nañ ko honoré ko grand prix de la mémoire édition 2015 par des associations littéraires. ba léegi ci leeral ci jàngale bi nga xamante ni Cheikh Anta Diop jàngale na ko Cheikh Anta Diop day expliquer que ni pour que ñi xamul liggéey bu am solo bi nga xamante ni defoon na ko Cheikh Anta Diop day wane ni doomu aadama ci boppam ñu koy tibbee Homo sapiens mi ngi njëkk a feeñee ci li nga xamante ni mooy latitude tropicale yu Afrique yi boo xoolee ci dëkkuwaay yu ñuy woowee Grand Lac Cheikh Anta Diop firndeel que ni doomu aadama yi njëkk yi ñu woowee Homo sapiens yi ay nit yu ñuul lañ woon ci kaw suuf mu rax ci dolli que ni mu rax ci dolli ne ay junni at ay nit yu ñuul kese ñoo nekkoon ci kaw suuf amul woon nit ku weex Cheikh Anta Diop dafa firndeel que ni nit ku ñuul moo njëkk ci kaw suuf laata nit ku weex te am tey bu ñu wëree àdduna bu mu daj ossements yi gën a yàgg ci àdduna bi ñu leen seetee Afrique la ñu sokkee ko parce que ossements yi nga xamante ni gis nañ ko fii ni Afrique ñi ngi leen découvrir lu toll ci téeméer ak juróom fukki junni at alors que ni boo demee ci li nga xamante ni mooy Proche-Orient par exemple ossements yi fa gën a yàgg booy xool téeméeri junni at kese la ñu am maanaam doomu aadama gi njëkk ci kaw suuf Afrique la sokkee ko te loolu boo xoolee communauté scientifique yi yëpp dañ ci ànd d'accord si looloo tax Cheikh Anta Diop ne Afrique mooy le berceau de l'humanité bépp phénomène civilisationnel bu am ci àdduna fii la sokkee ko fii ci Afrique. léegi nag Cheikh Anta Diop di dem di expliquer ni Homo sapiens yi maanaam doomi aadama yi njëkk ci kaw suuf yi li tax nag ñu tasaaroo ci àdduna bi maanaam boo xoolee phénomène climatique yi ak li nga xamante ne nii mooy disponibilité naturelle yi maanaam ci wàllum dund moo waral ñuy dox tasaaroo ci àdduna ba diversité am ci àdduna ñuy gis ay nit yu weex nit yu jaune ay métis diversité culturelle boobu mais lépp Afrique la sokkee ko Cheikh Anta Diop moo sigil nit ku ñuul. te Cheikh Anta Diop yamul rek ci def comparaison entre Égypte antique ak li nga xamante ni mooy Afrique noire def la comparaison ci wàllu physique mais dafa dem ba ci wàllu langue yi maanaam làkk bi nga xamante ni moom la ñuy làkk
parce que suñu làkk yi ñuy làkk fii ñun muy wolof muy séeréer muy yeneen làkk boo xoolee même aspect linguistique yi la ñuy fekk ci li nga xamante ni mooy Égypte ancien parce que làkk yi ñuy làkk fii moo dem ba yegg ñoom li nga xamante ni mooy seen civilisation dem nañ ba gis li nga xamante ni mooy ay mots ay kàllaama yoo xamante ni Égypte ancien ni ñu prononcer mots yooyu noonu moom la ñuy prononcer même chose ci li nga xamante ni mooy langue bu ci mel ni wolof boo jëlee tamit langue séeréer da ngay gis ay même terme moom ngay retrouver ci li nga xamante ni mooy Égypte ancien du dara lu dul ay culture yoo xamante ni dañu dem ba law ci dëkk yooyu noonu looloo waral ressemblance yi te loolu lépp ay travaux scientifiques dañ ko approuvé wane ni lépp fii la dooree ñun nit ku ñuul lépp ci ñun la sokke ko nga jël tamit ci wàllu culture boo gisee wàllu xarafal égyptiens yi dañ daan def li nga xamante ni mooy xarafal parce que lan moo tax ñuy wax Égypte parce que Égypte dafa inspiré li nga xamante ni mooy occidentaux yi tey boo jëlee dëkk bu mel ni Grèce seen philosophie gën a mag dañu ñëw Égypte jàng fa maanaam Afrique noire moo inspiré Égypte boobu ci boppam seen civilisation inspiré li nga xamante ni mooy les occidentaux moo tax Cheikh Anta Diop jël exemple foofu noonu xarafal bi nga xamante ni moom la ñuy gis ci dëkku Afrique noire yi Égypte ancienne dañ ko daan def même culture la lépp Cheikh Anta Diop daf ko wane. ñu ñëw nag ci li nga xamante ni mooy carrière politique kii di Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop nag mi ngi engagé wu ci politique en 1947 jamono yooyu Sénégal amul woon indépendance en tant que africain mu taxaw moom ak i ñoñam ak ay yeneen ndaw taxaw ne Sénégal dafa war a am indépendance pour que ñu tabax état fédéral fii ci Afrique. Cheikh Anta Diop poussé na ay jeunes africains yu bëri ngir ñu dugg ci wàllu politique pour engagé wu pour mën a am Afrique bi ñu bëgg entre 1950 et 1953 moo nekkoon secrétaire général étudiant du Rassemblement démocratique africain muy RDA mu doon dénoncé di xeex ngir Afrique am li nga xamante ni nii mooy indépendance am d'ailleurs journal bii di La Voix de l'Afrique noire bindoon na ci ab article Cheikh Anta Diop di xamle que ni colonisation ak lépp luñ ko mënti defee ak bépp forme baaxul ci li nga xamante ni mooy intérêt africain yi mais xeex bi yemalewu ko rek ci wàllu politique daf ko accès aussi ci wàllu culturel boo xoolee participer na ci ay congrès yu bari yoo xamante ni ay artistes ak ay écrivains yoo xamante ni ay nit yu ñuul lañ ñoo ko doon def ba 1960 Cheikh Anta Diop publier li nga xamante ni nii moom la considéré comme plateforme politique dippee ko les fondements économiques et culturels d'un futur état fédéral en Afrique noire maanaam moom yéene moo nekkoon Afrique rocceeku ci li nga xamante ni mooy dépendance ñu créer état fédéral boo xamante ni dëkk africain yi dañuy nekk benn boole seeni doole am benn économie bu forte am naataange ku sax tàkk. boo xoolee débat politique fii ci Sénégal Cheikh Anta Diop bokkoon na ci li ñu ko démocratiser parce que bokkoon na ci li doon encourager opposition bi pour que ñu jàmmaarloog nguuru Léopold Sédar Senghor bi nga xamante ni daanaka pion France la woon France moo ko fi yabaloon rek teg ko fi mais liggéeyul woon li nga xamante ni mooy Sénégal. le 9 janvier 1960 Cheikh Anta Diop gannaaw bi mu soutenir li nga xamante ni mooy thèse doctorat ba li nga xamante ni mooy Sorbonne mu ñibbi si Sénégal jàmmaarloo nag Léopold Sédar Senghor bi nga xamante ni déggoowuñ woon ci li nga xamante ni mooy ay gis-gis ak idéologie ñoom ñaar daanaka déggoowuñu woon ci dara parce que Senghor li mu doon wax mooy négritude alors que Cheikh Anta Diop moom li mu gisoon mooy renaissance africaine boo xamante ni maanaam judduwaat Afrique bu bees boo xamante ni dañuy sukkandiku ci li nga xamante ni moom la fi suñu maam yi bàyyi woon ci ngëneel ci valeur ñu sukkandiku ci loolu noonu promouvoir li nga xamante ni mooy suñu làkk yi maanaam du ñu jël français importé ko mais suñu làkk yi la ñuy sukkandiku comme ni ko chinois yi defee comme ni ko yeneen dëkk yi defee d'ailleurs Cheikh Anta Diop da doon traité Senghor ak ñi mu daan àndal yeneen écrivain africain yi nga xamante ni caaxaan kese leen taxoon jóg da leen doon wax naan bindkat yoo xamante ni ci làkku jàmbur la ñuy sukkandiku ngir bind parce que Cheikh Anta Diop leen la gëmoon Cheikh Anta Diop dafa ne benn dëkk mënul développé wu ci làkk jàmbur Cheikh Anta Diop loolu la gëmoon te histoire jox na ko raison parce que tey bu weesoo les États-Unis bi nga xamante ni ñoom seen làkk la ñuy wax France bi nga xamante ni ñoom gaa développé nañ ci ndoddu dëkku africain yi mais seen làkk la ñuy wax nga dem yeneen dëkk yi naka noonu Allemagne seen làkk la ñuy wax mais nga dem Asie yeneen dëkk yi fa développé yëpp di concurrence ante ñi nga xam ne ñooy puissance yu mag yi ñoom États-Unis ñoom Russie ñoom Allemagne ñoom France muy ay Chine ak yooyu seen làkk la ñuy développé lépp lu ñu jàng seen làkk lañ ko jàngee Cheikh Anta Diop loolu la bëggoon parce que Cheikh Anta Diop dafa ne réew mënul développé mënul dem kanam tant que mi nga jàngee làkk jàmbur mu jàmmaarloo nag Senghor boo xoolee Senghor bi mu ne l'émotion est nègre la raison hélène
maanaam lépp lu jëm ci li nga xamante ni mooy côté sentimental nit ku ñuul la, mais lépp lu jëm ci xarala xel ak xalaat tubaab ko moom. maanaam saaga bépp nit ku ñuul Senghor bi mu waxee wax ju ñaaw jooju noonu Cheikh Anta Diop daf ko tontu. li ko Cheikh Anta Diop wax mooy Senghor day profité ci li nga xamante ni mooy négritude pour rey li nga xamante ni mooy aada Afrique. maanaam li mu doon wax Senghor gëmu ko, ab mbir la bu mu gàlloo woon rek pour wane ni dafa bëgg Afrique alors que bëggul Afrique. lam ci jublu mooy rey culture Afrique, rey aada Afrique. Cheikh Anta Diop li mu jàppoon ni mooy tubaab yi dañu amoon mission pour rey li nga xamante ni mooy suñu caada ak suñu cosaan, ndax ñu manipuler suñu xel, te lépp nag duñ ko def ñoom. maanaam duñu ñëwati ñoom def ko fi, déedéet ay nit yu weex dañuy jël benn nit ku ñuul koo xam day mel ni ñun mais tubaab la ci wàllu gis-gis ak ci wàllu xalaat muy Léopold Sédar Senghor, ñu teg ko fi mu ñuy noot. Cheikh Anta Diop loolu la jàppoon, loolu la daan tontoo Léopold Sédar Senghor, te loolu mooy li am, mooy li dëgg. léegi nag Senghor ne kii di Cheikh Anta Diop ak gàngooram opposition crypto personnelle la, te dina leen wan na lak naka la. lan la Senghor def? Senghor dafa néewal doole Cheikh Anta Diop biir université bu Dakar, jox ko simple poste chercheur ci laboratoire institut fondamental Afrique noire muy IFAN. ci wàllu politique Senghor recruter ay militants au bloc des masses sénégalaises muy BMS, muy premier parti Cheikh Anta Diop, fexe ba woo leen ci wetam ger leen. tax Cheikh Anta Diop créé waat beneen parti tuddee ko le Front National Sénégalais muy FNS. adi di dem Cheikh Anta Diop créé waat Rassemblement National Démocratique muy RND. bi mu créé RND ci boppam Senghor jox ko li nga xamante ni mooy agrément, maanaam këyit bi nga xamante ni moo koy may mu exercer li nga xamante ni mooy ay activité politique am. mais Senghor yamul rek ci loolu noonu. Cheikh Anta Diop dafa créé woon journal pour mën a wax ak li nga xamante ni mooy askan wi. mu jël journal bi tuddee ko Siggi SIGGI. bi mu créé journal bi Senghor ne journal bi kenn du ko publier. lu tax kenn du ko publier? parce que Siggi bi ni ko Cheikh Anta Diop bindee du noonu. nee na Siggi bi benn G kese la war a am, alors que Senghor sax comprendre woon dara, parce que Siggi moowu olof la, te boo dindee benn G bi dootul nekk di Siggi mais Siggi lay nekk. mais prétexte la woon, ab lay la boo xamante ni dafa bañoon Cheikh Anta Diop publier génnee li nga xamante ni mooy journal bi mu bëggoon créer. Senghor lépp def na ko, comme d'ailleurs ni mu ko defee ak Mamadou Dia, xeex ko, tëjlu ko kaso, néewal ko doole pour lan gën a sàmm intérêt France. ni mu ko defee ak Mamadou Dia noonu la ko defee ak kii di Cheikh Anta Diop, fexe ba idéologie yi nga xamante ni amoon na ko, yéene yi mu amoon pour Sénégal, mu fexe ba néewal ko doole ba loolu lépp bañ a antu ndax lan intérêt France. tey bu ñuy dund situation yu métti fii ci Sénégal, bu yenn Sénégalais yi di dund lu métti fii ci seen réew, Senghor am na lu bëri lu mu ci joué. ndax lan sàmm intérêt France, dooleel fi France, ba tey gis ngeen résultat yi ni mu demee. parce que Senghor tubaab yee ko fi tegoon, tubaab yi ñoo ko fi jël teg ko fi après indépendance. donc kii mooy Cheikh Anta Diop, ñu profité woon ci li nga xamante ni mooy commémoration génnu àddunaam, ñu def vidéo ci moom pour ñi nga xamante ni jotuñ ko xam, liggéey yi nga xamante ni def na ko ci Afrique pour siggil der bu ñuul, ñu mën a xam jëmm jooju mooy kan ak lan la liggéeyal Afrique, lan la liggéeyal royaume bii di Sénégal. di ñaan suñu borom yërëm ko, xare ko ci aljana yu gën a kawe. yàlla may ñu ay Cheikh Anta Diop yoo xamante ni bépp yéene bi nga xamante ni amoon na ko ñu matale ko, suñu réew mën a jëm kanam. donc vidéo bi tey loolu la woon, ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal, di leen jox tig daje beneen yoon ak beneen vidéo. jaa ngeen jëf.